Merci. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk tuuram ak santom tey ñun suñu teewaay bi fii dañoo ñëw waxtaan ak yéen lu ñuy naan fagaru ci français moom la ñuy naan prévention dañ leen ñëw def sensibilisation pour fagaru ci sibiru bu ñuy naan pëli ñu ngi remercier ONG bu ñuy naan Tasnim maanaam ñu nga xamante ne ñoo nekk di jàppale fii population dans tous les îles ci côté maternité yi ñu nekk di tabaxal nit ñi ak case de santé yi programme bi tey ñoom ñoo ko financé pour ñu ñëw encore pour ñu taxaw waa population ñu nekk dans tous les îles wàllu sibiru bu ñuy naan paludisme parce que gis nañu sibiru bi mi ngi def ay lorange nekkul ne faju nga wër waaye mi ngi rey ay nit yu bari te mi ngi handicapé ay nit yu bari man nag sama waxtaan ak yéen damay wax lu nga xamante ne mooy sama liggéey direct ci wàllum jigéen ëmb ci complication yi direct lay dem parce que wax nañ leen lan mooy indi yooyu ak noo leen di def ba ngeen éviter yooyu fu ñu nar a taxaw Adama loolu la leen jógee expliquer léegi ak Amara lu ma leen mën a expliquer ci côté jigéen gouvernement sax si boppam dañoo fay ay garab yu nga xamante ne dañ koy teg ci biir hôpital bi pour ñu koy may jigéen yi gratuite même sanké jigéen ëmb du ko fay gratuite lañ koy may donc dafa nekk feebar bu nga xamante ne dafa dangereux mais ñun xaw ma ndaxam ñàkk a xam la wala leneen parce que da ngay gis nit ñu jox ko sanké ñu ne ko tëddal ci sanké bi mu naan damay fat ci biir sanké bi mënuma tëdd ci sanké te pourtant pali bu la jàppee da ngay crise di nga fat mais conséquence boobu est-ce que nit ñi dañ koy xalaat wala ñàkk a xam complication paludisme moo tax ñuy négliger sanké wala sanké nu mu yombee parce que am naa ne boo jëndoon sanké 50 000 doone duma ci tëdd boo gisee mu yomb sanké jarul 500 de sanké dafa seer sanké defaruñu ko fii Sénégal fu mu ne nii sax dafa nekk rupture sanké bu amoon tey jii yan fii balaa ngeen jóg ku nekk dina yóbbaale ñaari sanké wala benn sanké muy dem donc fu mu ne nii dañoo am problème sax pour ñu mun a fournir dëkk bi yëpp sanké tellement pëli dafa bëri jigéen ëmb yi dañuy wax ne boo demee ba nga toll ba nga am 4 mois chaque rendez-vous boo ñëw bu amee diggante bu nga ñëw maanaam boo ko jëlee tey le premier ba prochaine premier da ngay jëlaat ñetti per yi maanaam per yi ñuy wax SP jigéen yu bari bëgguñu ko naan te sanké bi doyul parfait parce que da ngay toog ci biti ngay waxtaan yow mën na la fa mat bu la fa matee yow boo sibiru sa doom bu nekk si sa biir day sibiru te nag yow sa yaram yow si sa wàllu bopp sa yaram lu tax ñu leen di wax jigéenu wérul maanaam sa yaram ci boppam dafa vulnérable lu ndaw nga feebar léegi xalaatal pëli bu nga xamante ne jàpp na jigéen ëmb yow nekkoo di nooy sa doom nekkul di nooy fan la leen di yóbbu pour 500 francs rek la képp nit ku nga xamante ne am na fi pëli ba ñu hospitaliser ko laaj leen ko ñaata la fay ci ordonnance te pourtant amul kuy wax ne man sama kër amul sanké wala xaw ma fu ñuy jaayee sanké 500 francs kan moo ko manqué kenn manqué wu ko donc am na lu nga xamante ne ñun dañoo bëgg a tey pour ñu jëm ci kanam normalement ñun lu ñu nar a def am na yeneen feebar yu nga xamante ne mën nañ ci waxtaane mais du lu nga xamante ne ñun am nañu maanaam lu nga xamante ne mën nga ko prévenir balaa feebar bi di la jot lu ñuy naan fagaru moo gën faju am na feebar yu nga xamante ne amul prévention xanaa ñu ne la moytul lii mais amul lu nga xamante dañ la koy tegal ni ñu ne la lii boo ko utiliser rek du la dal amul mais paludisme wax nañ leen boo tëddee ci sanké 12 mois sur 12 chaque nuit nga tëdd ci chaque jour nga tëdd ci boo ko defee pëli du la jàpp jigéen ëmb ñu ne la tëdd bi chaque jour chaque nuit maanaam 12 mois loolu doyul mais dañ lay jox ay comprimé yu nga xamante ne même boo demee ba wasin sa doom bi comprimé yooyu mën na ko aar parce que liir bu ndaw mënoo toog nii ci biti di togg nga bàyyi ko ci biir moom kenn wala bëccëg bi nga ne danga koy wàccee sanké parce que doo leen ko def ci loolu la ñu xalaat ñu ne ñii il faut ñu yokkale lii
parce que xale bu ndaw yow boo amee pëli fan la ñuy amee veine pour ñu solal la ndox da ngay déshydraté di nga feeb waxatuma la jigéen bu nga xamante ni pëli dal na ko fekke mu ëmb da ngay gis mu avorté bu avorté wu parce que loolu complication pëli la maanaam ëmb bi day tuuru bu ëmb bi tuuru su doon ëmb bi màgg na mën nga jékki-jékki rek ngay gis sa ndox muy génn te fekkee waxtuwam jotul bu mu nar a génne yow sa biir ndox bu fa nekkul xale bi lu muy yëngatu day dee ci biir moom ngay dégg xale bi dafa dee ci biir te wasinu ko soit yow jigéen bi si sa wàllu bopp nga crise wow koŋ bañ na ko ci biir carnet jigéen yi ñëpp la ñu wane ci biir complication yi pëli mën na ko indi fii jigéen bu crise la lii jigéen bu nga xamante ne deret bi daa nekk di génn ci moom lii yëpp pëli mën na ko indi mi ngi ci biir carnet jigéen yi yëpp lii jigéen bi day wàccu en même temps di perte ndox gis ngeen ci suuf ngeen ñëw fii nii yaram bi daa tàng mënul def dara mi ngi tëdd pëli mën na indi lii loraange bi ci jigéen ëmb ñu dem ci côté xale bi maanaam liir bi bu juddoo mën na indi faible poids maanaam xale bu nga xamante ne dafa na juddaale ak poids bu baax da ngay gis mu xiiwoon mel ni xale bu am 6 mois mu ñëw boo gisee ñu naan ëmb bi matul te fekkee yaa ngi ci 9 mois nga wasin ci jàmm ak salaam ba pare xale bi matul wala nga teel a wasin nga toll ci 7 mois nga ñëw wasin xale bi matul fan ngay jëm si ngeen so lañ koy yóbbu parce que il faut ñu dugal ko ci couveuse xale bi yaramam adopté wul si suñu ngelaw bu fi nekk il faut ñu dugal ko ci benn couveuse nii pour xale bi mun a nooy ba mu matal 8 mois wala 9 mois ñu soog kaa génne ci biti mu toog xaalis boobu bu ngay perte noonu pour dem hospitaliser sa doom boobu ngir sànki kese sànki bu ci weesoo bu doon xale bi rëcc na ci côté école xale bi mën na am retard wala xale bi bu tolluwee 1 an mu nar a dox mu dem ba 2 ans mu nar a dox parce que dafa xiiboon ngir pëli 500 francs ñun jigéen yi ñun ñooy jur suñu góor yi ñun ñoo leen chaque jour ñoo leen nar a di leen éduquer parce que jigéen yaay toppatoor sa kër yaay wàccee sa sànke yaay ne sa doom yi dem leen tëdd yéen a leen di ne def leen nii boo ko imposé sa kër gi yëpp noonu lay mel bu timis rombee rek nga wàccee sànk yëpp nel sa doom yi dem leen wàccee sànk yi yëpp parce que xale tam du dem wàccee sànk ba pare mu ñëw pour tëdd mu yëkkati ak coono boobu du ko ci fekk day ñëw rek dugg mais boo leen ko bàyyee ba mu gémmentu nag dem pour wàccee sànk bi nu mu ko neexee la koy wàcce parce que day sonn bu ñëwee sax mën na ko wàccee nii mu dugg nii rek du ko roof du ko def dara mu dugg nii rek tëdd effort bu ñuy def ëmb dafa metti effort bu ñuy def maanaam nga nekk 1 mois jusqu'à 9 mois nga jur doom dem ba màgg lan moo ko rey pëli dañuy wax mbirim yàlla mu ne soo ma ñaanee ma jàppale la lépp loo yootu bu doon baax na ci yow dalay jàppale lu mu namul ci yow rek du ko def mais am na yu nga xamante ne ñun tam sàggat dafa bokk ci ñun il faut ñu góorgóorlu ñu xaw a changer tuuti suñu jëfin nekkul ci yéen kese la ñun ñëpp la ñuy wax parce que man nu may waxee nii tam maa ngi yeddaale sama bopp du ma ñëw di wax ak population bi ba pare man du ma appliquer wala sama mbokk mu nekk ci biir kër gi sax du ko def au fur et à mesure nu may waxee nii man sama bopp ci boppam maa ngi ciy yeddaale ñi ma toogal ñi yëpp ku nekk mi ngi ciy jëlaale leçon nekkul ne dañ leen ñëw pour ñu éduquer leen wala pour ñu def lii waxtaan rek la nañu góorgóorlu bu baax parce que tas ni lu ñu nekk di def ci dëkk yi nii billaay projet yu bari dañ fiy ñëw waaye après du am poursuite parce que xam nga la dañuy wax ñu ngi jàppale population waaye population bi bëgguñu pour ñu jàppale leen xalaatal ñu ñëw tey ñu def sensibilisation bi ñooñu jëndal carburant ñooñu defaral yëpp ñu ñëw ex fii ni ñu ñëw année prochaine ñu ne recensé nañu bokko 10 personnes ñu nga xamante ne am nañu pëli est-ce que ça vaut la peine day mel ni comme si lu ñu fi ñëwee yëpp gratuit lépp la ñu lakk ñu ñëwaale dara lu ñuy ñaan maanaam prochainement bu ñu ñëwee fi ñu nag toog nañu 2 ans wala 3 ans boo ko gis ñu fa kenn ku pëli waa tas ni dinañu def nii bravo kon nag ñii lu ñu leen wax moom ñu ngi koy appliquer de ce fait que dinañu changer ñu demaat ci beneen étape ñun ñu woote développement ci santé lay commencé boo leen amul wér gu yaram naka ngeen di yëngo doo mën a def dara yàlla nañu yàlla may naka lañ koy woy man nag ñaan nag mënuma ko
kattan daal waaw pour ñu mën a appliquer luñ fi jot a partager yëpp waaw sama wax bi tey du bëri merci beaucoup ok njifani kichana non di chacho ni finio nju chacham Adama Sare infirmier ti poste de santé ti hontin donc uni napoli foyi ubukay uni pakat poste de santé ani ONG anga sokia tasni ubukay ti sensibilisation ti ka kunyan kanga so kapalu paludisme una kala no soka yo piket kasigi wo minu topi piket ekenem epukia ene lumia anga sokia ana fel femel ekenem epukia yale ya ekenem topi piket pa donc kasigi piketem pu nimplaki pu même binteni nana donc piket pa il y a deux façons tata piket pe wina nim pempa mea pene pechida ekenem piket pa pene pa grave donc paludisme simple nim paludisme grave kasigi paludisme simple nenge laki pu mene inteni ni zar kasigi ne hin kechich folo ti kechich ne yen après ne keti pasoeni ne keti hasuat nim fulato ko kasigi ne napo nim pasenyi kaw ning eni ne senye ning hinusu ning atita kapeti kasigi na tuka pisinyem pu tenini tay putas ab ka le loptane ta le Robert ab ka sinjan man pali wala palitom una kala nu ngena ngene so kanona nga kunya la mano saka nget piket pm no atara fuitom piket a loptana nyangi hisoko ning awe piket pm nawe wala hani nim piket akana fa kunya le loptane ta lu ata jol bige wa ila ning ekana tom lomba afa kunya ni fa fisak kasigi piket pa pe wina pa na kunya ndubo pikenam bahin chronique wu pikenam hin évoluer en palu grave ekenem piket pa pe jida pa kasigi piket pa pe jida pa pumam bin tanna kasigi mbuga kay an lamo wala hin pique crise wala hisimini wano wala sukuleti ne wano wala prempapti bin endommagé moy manam angen sin tela machine ma nen endommagé wu kasigi wala hin alicine wu moy manam pique pa ankay ti stade mening aveni sok pagan kem nawe wala njek nyedin soko hangena singet pukalam unanu nu ka nu soko ning akata say kamino atara fito mais piket pa pe jira pa pikenam bin fiu kasigi nu fulata ko ti alom ba ngata ke muno piket palom pe jira pa bin to agir kasigi pu même bin bubuj muno bin bubuj muno piket pa pe jira pa wala mpuk wate di belo ko de chol wala anyana puge ata ke parti teo ne hin manke wala na ke ti muno nyeto wala nyafala na le toko na wala nyafala na ke toko donc kasigi paliochita e kanene hin fiu feblon kasigi ni fulata ko pumeno nyanga e mankolo jar fo piketem pu pulenguna ona le feblon kasigi pure mankola setetalia e kananu me e kanem kanenka ning e kunkuna la parce que manma wala salte me apokolona lu popo pambu pokol wala man ma kanam sentanti les alentours tokolom bo pambu pokol donc du coup pour hinu hinu lutter contre on kasigi nyanga hina setetal nu hokana manemu man ma aux alentours nen dom comprendre kasi nu fulata ko bon nu hina utiliser sanke pa on a sanke pa kana tom daka manemu a nyonge ange njoge nu taka parce que sanke a serut 500 francs tak sanke kasi bindo pa sanke a so ko dom lama henanta hani hana kana so ka pray ekunol anyanga he ka hindo sanke henanda hana kana c'est-à-dire chaque jour fait il est papa on a hinu nyanga hin bindo sanke donc kanu una signer ça ni si papa sa kanya ga veti ti angu kasi ti pagal ba pagat monoma tata comprimé pempanga ufan moy sp moy si comprimé se jil sa mais pagat ba nga so ning kala na so nga nus yara c'est vrai que hani ngay ni nganus bare comprimé tata wa nehin agir parce que nehin protéger contre le palu contre puketempo bare kasigi nala c'est pas que nala nangula ma ahina protéger ode bara ngot lombo ti sanke donc fu angunu chobi alo pour que kubnalu ti puketempe pour on a lombo katu yanganga no la fo fulle parce que ONG yanga so get tasni ange chidi le hinu dépenser pour que hinu sensibiliser pagan parce que man hina dépenser donc on a lombo yankana katu hina mukata ange kate fulle donc fo kan lombo fo fan ake collega to nak lombo abke no lo expliquer ala barka
yo kijanne ini ni ya njin kaso Pierre Sambu jige ja amara njem lo bdane de bol penge boko kaso ge bena boko kaso ko dum ke bena yuen boko legoli una pi bena e una ne udewa una te una bulundu fu sinjana nesan e una nga fana alu bige bay fin sokam age bige ban aki udoko tasni o même tasni fu soka ko ni pogay fedi ko luduka pogay mu ko nga soko ni projet boko gi presque ni gi ne yo pour upuisanola wa ka gunya ngamano una bulundu mi amego amdo ke hinadi to ko attention lam kasoko menu jobi piget epok popo bottom bulundu le kasen bam so pa wi embu domle embu ni hanyo nembo embeme yana lumia adihni yek egna fu ngodu sumbulondu parce que ta pen en pikire ya meni saman fanu saka ko ni pikir bi sey egna lambo fo te e yale egna ni jobi nga pu menu nyanga kame ko ni kare kasopket me fule meme egna nge senefie padila agem bige bam na ni sok yam o me padila o mena na me adoko padila kasok hin kechich ni sinjal anga pa joge kasok hin enini picheji bulondu mi sen ange obahine kasok hin hinus ange enini bulondu ne senya la ke dembo sifa ake na sokoni ni bulondu e senya jimi le me senye piket ne hin viaw kon amara do masoge pu fasayil won bobu geba mbu jok ek na nge senefie kon ek nanga soge kon tata sifa son susbok palier enkrik e wina ek nanga so ange ni na ci aja na adiojo na den jupudio ek na wi sogoni hangi won sembe temba ange sa atiana ngo ek na mi sogoni afa hangleti usumale abga e hundi parce que usumane dini ka kunyen toyme o matanga sa yiku ko ni pigepa isim hameto isimi ni kai pigepa meto akede ni neket kapyo ko kangi futa dikaju kon e kunanga se koni ukunya na ko leto usman bika hangulo e monsieur ma fanga kamane fale e kuno naga non jawasiti hining na juga anti manyembela masoka embe tombiemla o kapato usman parce que hangalu pugay hondin medo ngasi nyana hanga hangulo sijor kon la nyange ka fanu sige mesak njawar ni sul se hejil ngamre sige mesak saka se fisaka egnem ke kun ka ken fakat ko fula to ko tipakal mbo pakat munawma parce que bukan buku subuk na se pakat munaw e kunan ka hangde o sembe pakat buku subuk kem dogo anya ni inyeyu kon e kuno ngal fi ko ni yemma poti ala fi subukayu parce que negna rom na bulta nyini afa pogo ci njanjeno cemise kon analo mando unanu soga polof nga soga hibon una ulumute haw wala awinya ya hibuga fici anya fa ke timnoy kon e hu una ulumuda ho e kuno ne kasigi ni akunya fi awlama no fi subukayu neyo ngidaga ngambye balumba ga fa benando. Bon, d'accord, je suis Robert Diassi, plus connu sous le nom de Ousmane. Je suis des hommes de dispensateur du soin à domicile du village de Boko. Donc, aujourd'hui, nous sommes là avec l'association TASNI, dans ce village de Boko, qui viennent mener quand même une sensibilisation dans le cadre du paludisme. Donc, ce que je disais tantôt à la population, ce qui est enseigné en Europe, ce qui est enseigné à Dakar, ce qui est enseigné à l'extérieur, dans le cadre du paludisme, de la transmission, du mode de transmission du paludisme, c'est ce qui est aujourd'hui enseigné à Kafountine, c'est ce qui est enseigné à Boko, c'est ce qui est enseigné ailleurs au fond de la petite île. Donc, le mode de transmission du paludisme, c'est une chose que nous maîtrisons. Donc, c'est une chose aussi que nous voulons partager ensemble avec les notables du village, avec la population, pour que tout le monde ait le même niveau d'information pour quand même lutter contre le paludisme afin que nous puissions éradiquer définitivement le paludisme dans le pays, au Sénégal.
Donc, c'est ce qui est notre vocation aujourd'hui. La seule crainte que nous avions toujours à déplorer, que nous déplorons, c'est ce que la population, les Africains d'ailleurs, je dirais, de manière générale, ont tendance à faire. C'est que nous avons dans nos localités pas mal de savants, pas mal d'infirmiers, pas mal de docteurs. Tout à fait. Pas mal de docteurs à domicile. Aujourd'hui, quelqu'un est malade. Aujourd'hui, on vous dit que prends ce médicament, prends ceci. C'est cela qui est mieux que ce qui est donné ailleurs, que ce qui est donné dans la case, c'est ce qui est donné au niveau du district sanitaire. Je dis bien, c'est bien, c'est normal de le faire, mais ça a des impacts négatifs dans le corps humain. Parce que ce n'est pas tout comprimé qu'on donne à tout un malade. Le malade, avant de lui remettre un médicament, il faut l'analyser, il faut savoir, il faut être sûr que c'est ce médicament-là qui doit le guérir. Il souffre de cette maladie avant de lui donner un comprimé quelconque ou bien un médicament traditionnel. Et aussi, les médicaments que nous partagions, qu'on donne à un malade, ne doivent pas aussi être partagés aux autres, donnés aux autres qui sont malades dans le foyer. Donc, ce sont des comprimés qui sont spécifiques à toi, le malade, que tu dois utiliser personnellement. Donc, ce ne sont pas des comprimés que tu dois quand même partager avec le malade qui est près de toi ou bien à côté de toi ou un parent. Donc, ça peut lui impacter quand même, lui influencer des conséquences négatives. Donc, cela pourra quand même amener des complications trop coûteuses. Vous voyez, donc, cause pour laquelle j'exhortais aussi à la population de ne pas utiliser souvent les moustiquaires comme ils ont l'habitude de le faire, de ne pas utiliser des moustiquaires pour aller à la recherche du poisson, pour aller attraper des petits poissons, ou bien pour la clôture, ou bien pour l'élevage. Donc, ce sont des choses que des personnes de bonne volonté ont dépouillé des fonds de leur propre argent pour quand même aider une population qui est là, démunie, afin de les aider à lutter définitivement contre le paludisme. Donc, de manière générale, ramassée. Donc, ce que j'ai à dire. Merci beaucoup.